asalaamaaleykum mbokku internet yi seetaan à travers GTV la scène de la nouvelle génération may am mbégte que contentement di leen présenter seen première numéro émission Didi Show tey nag dama daanu si li nga xamante ni rek mooy suñu culture musicale lu dëkk ñu wasee ànd ak artiste bi nga xamante ni doomu Petite Côte bi la un jeune talent mais aussi di artiste bi nga xamante ni moom moo révolutionné bongo fii si Mbour ki may bëgg a wax nag mu ngi tudd Ameth Samb ñu gën koo xam surtout Diery Ngoné ginnaaw biñ la nuyoo ba pare ñu lay bàyyi nga présenté wu. waaw Didi maa ngi lay ziar di ziar képp koo xamante ni yaa ngi toog di ñu seetaan di nuyu ñëpp yow nag tey def nga lu rafet waaw ndax artiste bi moom amul lu dul ki koy wane waaw te vraiment ñun ak yéen mën naa ne ñoo bokk milieu bi moo tax daal dañ lay delloo bukkal di rafetlu tamit li nga def aussi. mais aussi bëggoon naa balaa ñoo jàll si lenn nga leeralal ñu rek turu Diery Ngoné lan moo ko waral maanaam origine am. waaw Ameth Samb Diery Ngoné mën naa ni benn ndaw la boo xamante ni dafa juddoo ci ngéwél yaroo ci ngéwél màggee ci ngéwél juddu fekk famille bépp nekk ci art amoon nañ tamit yeneen i métiers yoo xamante ni dañ cee nekkoon mais comme li ñuy wax ni art dafa fiir waaw te doomi mbër moom jàngil bëri ndax xam ni yàgg di nga mas a ami combat lu waral Diery Ngoné bi nag ñun moom danoo doon ñoo xamante ni ay géwél la ku xam géwél xam ko ci tagg xam ni géwél tagg mooy baaxu maamam ñu jël sunu surnom jël sunu tagg def ko surnom artiste. macha allah Diery Ngoné yaakaar naa ne leer na si bopp ñi ñuy seetaan xanaa rek di jàll si leneen li nga xamante ni mooy bëggoon nañ koo xam Diery Ngoné di la laaj depuis quand nga commencé sa carrière musicale ak ban genre de musique ngay def maanaam si bongo rek nga yem wala nga expliquer ñu bu baax. waaw bi ñu duggee ci musique bi nag mën naa ne yàgg na yàggul parce que depuis 2013 nañ commencé di def art parce que man sama papa bëgguloon ma def art waaw man dama doon liggéey téer en même temps tamit dama doon jàngale mooy li ma wax sànq rek art moo fiir biñ ci duggee nag ci sabari lañ njëkke biñ jugee ci sabari xam ne tamit 1 plus 1 égale 2 ñu jugee ci sabari dem ci tama yi jugee ci tama yi ñëw ci bongo yi ndaxte nag lu waay di jàng rek fexeel mu mokk mën naa ni nag bongo moom laa mujjee def waaye dafa mel ni daal samay mbir yàlla ci bongo la ko jaarale macha allah ñu ci dem fu ne nag mosuñ cee dem fu nu wowul mosuñ cee dem foo xamante ni dañuy xool di ñu jéppi déedéet ndax yaakaar naa ni man sama carrière fexe naa ba marqué sama empreinte ci art bi ñu nekk ba képp koo xamante ni xamul Diery Ngoné sax dégg nga ko ci civilisé gi am fulla am fayda am personnalité ndax dama ni nit ki lépp loo xamante ni bëgg nga cee jariñu da nga koy jox gëddam ba mu mat bongo nag macha allah ñu fekk ci suñuy mag suñuy xarit ku ci mel ni Ameth Seck Gawlo ku ci mel ni Ron Bongo sama xarit borom campement mooy nuyu waale tamit Jackson Bongo sama nawle boobu. kàddu yi am na solo trop Ameth Samb ñu koy woowee Diery Ngoné ñu bëggoon xam aussi ndax si sa carrière musicale am na ay jafe-jafe yi nga xamante ni yaa ngi koy jànkoonteel si sa carrière musicale nga leeralal ñu si lool aussi. waaw ñun moom liy neex ci sunu carrière mën nañ koo fësal ba ñëpp yëg ko mais liy naqari moom nañ koy dund rek en personne mais chaque jour ñu jànkoonteel ceeg loo xamante ni buñ ci gëmul woon dara mbaa amuñ lum ni jaral kon génn nañ ci bu yàgg ndax ndeysaan maa ngi fàttaliku benn programme lu ma gën a marqué nag gën maa metti ma engagé benn programme mu sabar ndeysaan ni ma ñëwee rek xam nga tur bi nag moo ëpp jëmm ci ma ñëw ndeysaan fekk nit ñi toog noonu ma teg sabar yi benn maire jekk saay ni waaw xale bu ndaw bi mooy tëgg ndeysaan ma ruus nag xam nga rek mais après dama xam ne nit ki moom lépp loo xamul rek kumpa lay doon ci yow mais à la fin programme boobu ñu nekk programme bi di tëgg programme boobu damaa tëgg ba nit jël doomam ni ma barke yeneen bi sama doom la maa ko jur may naa la ko loolu doon na lu ñu gën a naqari suñu aar mais tamit doon na lu ñu gën a neex suñu aar luñ ci dund ci lu neex nag bari na waaw mooy li ma wax sànq rek bu may commencé xam nga
aar jiitalal bëgg teg ci fit man gi di soog a ñëw ndax booy commencé di nga dégg lu ne des fois nga dem ci milieu sax di wax nit ñi di la reetaan waaw da nga ciy dégg lu ne nag mais dañuy gumba tëxlu rek xam ne ñun lii du suñu coobare bopp héritage la boo xamante ni suñu maam moo ñu ko bàyyi dañ koy def par force mais liñ ci dund ci lu neex moom bari na. kontaan si yow trop parce que ñu jàngat si lu mu wax que ne amul mag amul ndaw bëgg-bëgg mooy lay tax dem fu sore moom mu nekk ndaw un jeune talent gëm lu muy def ba yàlla may ko ci lu mu ko ciy may mais Ameth Samb ñu koy woowee Diéry Ngoné bien sûr bëggoon naa xam aussi ndax Diéry Ngoné amul loo xamante ni mu ngi koy waajal muy lu bees pour nga mën ñu see ñamal tuuti rek. waaw bari na waaye xam nga ñuy jaaxal ñi toog ci bantus bi ñun lu ñu génne rek gars yi jël ko li waykat bi naan lu ma génne gars yi jël ko ni ko fuuf ba pare dinu xool def naa 5 single ci ren ak bi ma mujjee génne bu yàggul dara muy demal nga toog bi nag benn audio la boo xamante ni mën naa ni wër na àdduna te dañ doon fawantu rek waaw mais projet yi mu ngi suñu kanam bari na mais xam nga boo nekkee ci yoon doon ndaw di liggéey il fallait que nga soxla koo xamante ni tamit dina nekk sa wet di la jàppale bi nag nekkul question de xaalis nekkul dara parce que doomu aadama mënoo koo defal ba defal ko lu mu amul mais tamit day baax xam nga tey nga war a tëgg fenn am ñoo xamante ni kat bu dee ab sàll sax nañ la ko mën a jëlal parce que artiste bi tamit bu doonee benn loxo day xaw a metti xam nga ñun dañoo bëgg ay programme bari ay programme tamit macha allah mais daal suñu projet daal ba nu ñu ko génne il fallait que ñu am ñoo xamante ni ñoo ngi ci ginnaaw du ñuy dooleel. am na solo trop mu bëgg a wax ni rek ñuy bàyyi xel suñu jeune talent yi bàyyi xel artistes yi di leen jàppale si bépp côté parce que tamit ndaw foo mu am ku ko buux pour mu gën a avancer donte sax day jéem def lu mu mën. Diéry Ngoné sànq da nga wax lu ma neex mooy toppal fële je ne sais pas. demal nga toog bëggoon naa aussi nga ñamal ñu si demal nga toog ba pare. kon dañuy jël bongo yi rek. waaw fas yéene ambiance. nay neex ndax xam naa ni tey moom fii dina mel ni mbàjjum gerte. Didi show la ñuy wax dara wata seet. maa wax loolu Diéry Ngoné toog nii xanaa ay wax day jeex. dafa leer dëgg neexul.
dafa dul doon xoolal lu ma neex laay def lu ma neex laay def lu ma neex laay def bu ma sañsee dama kontaan bu ma sañsee dama kontaan bu ma sañsee dama kontaan boo ma seetsee dama kontaan xoolal ku yëngal ku yëngal dama koy dagg ngir yàlla doo ma si ñamal boo ci xajee burux loolu ngir yàlla doo ma si ñamal boo ci xajee burux waaye ne jaga jaar taxut a bëri gan ba borom gaar di bëri gan ku wàcc xam nga foog a ñam bis bi ma andi ku wàcc xam nga foog a jëm kon borom gaar gi bëri gan bis bee ko indi waaye ne xoolal nga nag jar naa gees jar gees a bala nga gaar wàcc goro sa mbaar jam ñaata am na lu fay jaay tey ma wax la ko mu maam la ko liggéey jar ba dee tey amul na ni dafa jëri ngo ne neexul leenam xoolal waxaat nag du bari waxaat nag lii bu leen ko jël baatus bi lii bu leen ko jël yéen ñi toog di xaar bu leen ko jël xam nga waxaat nag du bari wax daa fekk nga xam la ngay wax lii la yàlla def man jëri ngoo nekk ma waaj ba yegg si fa foofu day yëngu maa juddoo ci ngewel yaroo ci ngewel màggal ci ngewel doon nu bàyyi di way ñu bëkkatama may doomi ngewel ndaxte lii sëb ngewel dama cee at ni génn d'office xam nga laaxut ngewel dama caa rimb ak ko soo ma naan ko may doomi ngewel yaay doomi ngewel dama ni kuy doomi ngewel yaay doomi ngewel dama ni yéen ku leen bëgg yow la ñu bëgg réew mi kan lañ bëgg nee leen jéeri la ñu bëgg dama ni yéen ku ngeen bëgg jéeri la ñu bëgg xoolal jigéenu Pël Fuuta ni mu taaroo dama neex jekki ngeen taari ngeen tabe ngeen te yiw ngeen Mariama seen muraay dafa jekk seen kanam leer Fatmata Aysata Jeynaba Andaraba muy sama ndey damay ñibbi Ginne muy sama ndey damay ñibbi Ginne doo ñibbi Ginne doo ñibbi Ginne ana laato Ginne am leebe ana laato wala aya sa ndaxay macha allah yaakaar naa ne xol yi sedd na man damaa mujjee waaru sax man. newoon naa ne bul dugg samay 18. doomi géwél daal day xam li ko war man lu muy def te yaakaar naa ne man nga li ngay def xam nga li la war si aar bi yaa ngi koy doxal macha allah mais nag doyaluma parce que yaakaar naa ne nekkul demal nga toog bii kese nga génne. waaw bëggoon naa aussi nga ñamal ñu tuuti rek en résumé. si beneen. xam nga sànq boo déggee maa ngi naan ñi ci bantus bi bu leen jël lii may wax. ndax lii mu ngi studio. ku ko ci jël tamit man sama yoon nekku ci ndax am naa carte BSDA te man dama pànk de ku ma doon ma fayu ku ko ci jël dama lay yóbbu foofu noonu. waaw def naa nag beneen sound boo xamante ne xam naa ni incha allahu rabbi dina génn bu yàggul dara maa ngi Ndiolé Tall sama yaay ji moom tamit maa ngi koy nuyu un passage Ndiolé doon sama yaay bopp doon sama xarit doon koo xamante ne nag ku am sama jot la ndax bu ko neexoon mu xool succès bu ko neexoon mu ni xam nga man international laa kon am na yoo xamante ni du ma ci nekk mais daf may woo téléphone di ma nemmeeku di ma xelal del def lii del bàyyi lii kon boo amee yaay ju baax ju mel noonu tamit xam nga yoon la ci loo nekk rek war nga ko ci di tudd waaw Ndiolé maa ngi koy nuyu sama yaay bopp sama xarit léegi dañuy ñëw ci bëggante rek. bëggante nga laal. waaw ndax boobu xale bi dama ko nopp waaye daf maa mujjee sonal. xoolal séeri boo ma bëggee danga ma koy wax moo gën li nga may def boo xamoon li nga may def di nga bàyyi li nga may def. xëy na suba jox la ndekki nga xeeb ko lii nu ko mane ma jox la dépense bu doy nga xeeb ko lii nu ko mane lakkal nga ma lëgal nga ma te sonal nga ma man xaw ma fa ma tooke mbooro lii la nati la nit ngi bëgg di bëgg ba bëgg lu gënul ci moom Ndey Fatou Ndiaye sama doom ji nee na ma jëri ngoone ñu yàlla bëgg nit dina bëgg xoolal nit ak ki mu bëgg boo ko bëggee te rek ki mu bëgg man la laa bañ lu tolloo ki bëgg hey man la réew mi bëgg xoolal
nga dégg lu neex a neex. du xam nga ku dugg tool taxut a yemu dagga nga ne néegu yaay maa la mën nit du ko wax ku nekk xam nga ki la mën ey maa la mën kenn du ko wax ku nekk xam nga ki la mën xalal xam ngeen ko ma wayal sama yaay ju baax ju nekk Casamance Duusu Mbaay lañ koy wax Amari Ngoone Aram Mbaay di ñax Demba Daali may sa joor Mbaay surtout Guinée bi maa joro ab sa Kumba Jaan Mbaay mooy sa maam ñoxor ab sa Kumba Jaan Mbaay mooy sa maam Birima Joor ab sa Kumba Jaan Mbaay mooy sa maam ay Duusu Mbaay Amari Ngoone Aram Mbaay di ñax Demba Daali may sa joor mooy kon xanaa ma ndiir ba jox ma ndiir ba jox xanaa ma ndiir ba jox dama koy dagg dama koy dagg dama koy dagg ma def ko yëfi bandi macha allah yaakaar naa ne luñ fi gis booba léegi doy na te fees na suñuy bët aussi mais lu neex du doye te suñu heure mu ngi waaj a jeex l'émission tire à sa fin alors dañ lay bàyyi rek nga tàggatoo. waaw li may tàggatoo nag mooy di sant ñëpp di gërëm ñëpp waaw di jégalu nag bu baax suñu contact yi nga xamante ni ñoom ñoo ñuy suivre xam nga mën naa ni 50 personnes bëgg a wax ak nit ci benn jour day xaw a metti léeg-léeg nit ndeysaan wax la lu am importance sax doo gis message am ndax message yu bari waaye ñu ngi jégalu bu baax di xam ne nag il fallait que ngeen comprendre ndax ñun li ñu doon yéen a ñu ko def tey ñun buñ génnee son yéen a ñuy déglu buñ defaree affiche mbaa ñu génne clip yéen a ñuy partagé yéen a ñuy seetaan kon ñun mënuñoo am lu leen sut waaw ñu ngi jégalu nag bu baax a baax ci loolu. beneen bi ci topp tamit may nuyu sama papa ju baax muy Mamor Mbacke kooku vidéo yi may def ginnaaw yàlla moom moo tax ndax moom moo ni moon Jëri Ngoone boo ko mënee ba mën ko semaine bi day def 3 vidéo mbaa 4 comme que mënoo def heure boo xëyee ngay def vidéo depuis bi ma ko commencé ba léegi nag mën naa ne awma ci tànki ginnaaw tànki kanam rek laa ci am ndax damay toog fu ne lan may woo léeg-léeg nit di def anniversaire ni ma Jëri dama bëgg nga defal ma vidéo ñaat laa lay fay man la temps nga may fay kon kooku defal na ma loo xamante ni mën naa ni waaw maa ngi koy sant di ko gërëm daal di la sant yow tamit di sant équipe bi nga àndal bu baax ndax tamit li ngeen def yombul tey artiste bi amul lu dul ki nga xamante ni moo koy feeñal te yéen da ngeen a jar a bàyyi ci réew mi ndax ñun buñ tëju woon suñu rukk tëju suñu rukk luñ mënti def tamit du safe ndax yéen a ñuy génne yéen a ñuy wone ku ñu xam rek ginnaaw yàlla yéen la kon ñun dañ leen di sant di leen gërëm amuñ seen fay di gërëm nag sama yaay ji Duusu Mbaay Amari Ngoone Aram Mbaay moom laa woy sànq maa ngi gërëm tamit sama yaay bopp bi nga xamante ni mosuma def émission télé mbaa rajo mbaa interview ba tudd ko waaye lu dul xam naa ni ñaan gi ma ko ñaanal sama xol sax moo ëpp doole ma koy tudd ci ay média ak yooyu sama yaay bopp maa ngi koy gërëm muy sama yaay di sama xarit di sama géer tamit waaw moom tax na namuma dara waaw maa ngi koy sant ku gërëm di sant tamit sama gars yi ma àndal kii sama rakk la sama xarit la Adama Sène tamit maa ngi koy nuyu di nuyu sama waa ji bu baax borom Joal waaw kontaan nañ daal kontaan nañ dañuy dolli wala doyal nga. non lay dolli mais macha allah ñu ngi lay jaajëfal bu baax aussi di la remercier ñi nga àndal parce que li ngeen di def neex na te am na solo trop mais laata ñoo tëj rek damay remercier équipe technique waa GTV yëpp di nuyu en même temps suñu réalisateur di leen jaajëfal bu baax a baax di rafetlu seen liggéey aussi xanaa ñu mujjee ko tëj rek ngeen tëjal ñu ko. GTV fu mu ne mu nga fay def lu baax. dama ni GTV fu mu ne mu nga fay def lu baax. gi nga GTV bokkut ak beneen télé ba gi nga GTV daal GTV kenn demul ba ko. xoolal yéen a juddoo ni ngeen juddoo màggee ni ngeen màggee
yéen a juddoo ni ngeen juddoo màggee ni ngeen màggee yéen a juddoo ni ngeen juddoo màggee ni ngeen màggee kon GTV et GTV ñoo ngi baax mooy yéen ku ngeen di seetaan GTV yéen ku ngeen bëgg réew mi yéen ku ngeen bëgg ku ngeen di seetaan ñu koy jaajëfal bu baax di ko remercier aussi di rafetlu lu mu doon def moom mu nekk xale boo xamante ni un jeune talent la xale boo xamante ni mat naa bàyyi xel fii si suñu réew rawatina Mbour ñuy jox di daje rek si prochainement si seen beneen numéro émission Didi Show merci beaucoup à la prochaine.